salaamaaleykum am internaute salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne SD TV tey ma dalal ndaanaan koo xamante ni au Sénégal kenn dootu ko présenté xale bu am jom tarkal la boo ko déggee muy way sa xel dem ci sunu papa jooju nga xamante ni moo di Youssou Ndour soo ko déggee muy way sa xel dem ci kooku nga xamante ni moo di Thione Seck soo ko déggee muy way sa xel dem ci kooku nga xamante ni moo di ndaanaan bu mag ba moom la ñuy joote noppeeguñu muy Ndongo Lo yàlla na suuf sedd ci kawam mais tey mu doon xale bu nga xamante ni au Sénégal dañ ko naw parce que cover yi muy def dafa am solo boo gisee ay ndaanaan rek la fi def ay cover am kooku maa ngi koy bàyyi mu présenté boppam du ma ko présenté parce que àdduna bi ñoo ko safoo àdduna bi ñoo ko bëgg te waa Thiaré dañu ko yónni yàkkamti ko Baye Mass maa ngi lay ziar. salaamaaleykum sama grand maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi di jaajëfal aussi ñi nga xam ne nii ñoo ñu dalal muy waa Sabador Couture. ma bokk ak ñoom dëkk Thiaré. di kontaan trop aussi ci dalal bi ñu ma dalal di jaajëfal waa Thiaré-sur-Mer. Baye Mass ginnaaw bi nga nuyoo sénégalais yi Baye Mass sénégalais yi ñu ngi lay gis nga nekk xale boo xamante ni macha allah talent baa ngi fi fees dell Baye Mass ñu gis nga commencé sa carrière ak ay cover yoo xamante ni peut-être man je me dis que ni succès bi foofu la jógee Baye Mass lu tax commencé wul ci yëfu boppam loo xamante ni moo ko moom la boppam. waaw d'abord parce que instant boobu noonu ci lañ gënoon nekk ay xale parce que am na yenn kii yoo xam ne boo nekkee xale doo ko mën a def wala même boo ko defee. gars yi duñ ko déggee comme yow ni nga bëggee woon ñu dégg ko. donc jamono boobu noonu ay xale lañ bu baax a baax aussi équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw Baye Mass ku ne Baye Mass ne am na benn groupe bu nekk ci moom parce que mënuñ am benn xale bu toll nii à l'âge de 17 ans muy def yenn yi. donc justement il faut souligner que dafa am benn équipe bu nekk ci ginnaaw. donc d'abord lu équipe bi bëggoon la ba pare. aussi mu doonoon loo xam ne mënuñu woon instant boobu noonu nga xam ne bi ñuy débuté 17 ans la ñu am. def li nga xam ne mooy suñu yëfu bopp. Sénégalais yi duñ ko bëgg comme ñun niñ ko bëggee woon ñu déglu ko. loolu tax ñu débuté par ay cover. wane li nga xamante ne ni moom lañ mëne à travers li ay ndaanaan def ba pare. indi ci suñu touche personnelle. te je pense aussi que ñoom bëgg nañ ko. ok Baye Mass ñu gis nga def cover bu nga xamante ni démb dama ci waxtaan ak nit mu ni ma cover bi dafa nice mu tudd légende Baye Mass cover boobu inspiration bi fan la jógee. waaw parce que instant boobu noonu dañu def cover deep def cover ñu bari fii fu ñu nekk Sénégal maintenant ku ne musique Sénégal ne légende yi. su ñu nee légende yi ne kilifa yi li nga xamante ne ni. musique Sénégal ñoom ñoo teg base yi maanaam ñoo teg li nga xam ne nii ñoo teg fondement bi. en quelque sorte. ku ne musique Sénégal ne El Hadj Diouf ñi nekk ci biir cover bi su ma limee damay juum Ismaïla Lo. Youssou Ndour Souleymane Faye ñoom ñooñu noonu et Assane Bou. si je ne me trompe pas ñooñu ñoo ci dugg. waaw ñu doon ñoo xam ne nii ñoom ñooy musique Sénégal ñooy fondement bi. moo taxoon ñu dajal leen léegi bëgguñu woon def kenn ku nekk ñu def sa cover. parce que temps bi dafay gudd. te instant boobu noonu ñu ngi bëggoon coûte que coûte dugg ci li nga xamante ne nii mooy suñu yëfu bopp. moo tax ñu boole ko aussi def benn chose boo xam ne du yomb. parce que musique yi ñu boole yépp bokkuñu rythme. bokkuñu ni ñu leen wooyee. mais ñun dañu ko teg ci benn instrumental. nga ñu taxaw foofu tuuti musique yi bokkuñu rythme bokkuñu instrumental léegi Baye Mass comment il a fait. pour travail boobu parce que c'est pas du tout facile c'est pas donné à n'importe qui nga nekk xale macha allah yàlla sunu borom dimbali la nga boole cover nga boole seeni son légende yëpp def ko benn cover travail bi. waaw d'abord ay artistes lañ parce que artiste moom mooy ki nga xam ne dafay créer. il crée pour plaire loolu mooy artiste weesuwul loolu maintenant ay ndaw lañ jànguñu musique. mais dafa am benn affaire bu ñu yàlla may ñu xam ko te je pense nit ñi xam nañ ko. mooy don bi mu ngi ci ñun yàlla may nañu li nga xamante ne nii mooy musique mooy dégg. ñu jël musique yoo xam ne nii bokkul ci ni ñu leen tëggee bokkul ci ni ñu leen joué bokkuñu ay jamono bokkul ni ñu leen wayee. même si bu ñu bokkee génération ñi nga xam ne ñoom laa jël. ñu essayé ko teg ci benn kii te je pense benn bu ñu dugg. yow tu as l'impression que ni ñun ñu ngi nekk di jouer sound boobu noonu en quelque sorte. juste loolu noonu talent la benn côté bi beneen côté bi liggéey la aussi. liggéey la équipe bi ci ginnaaw may ñu fu ñu toogee noppalu. donc à chaque instant temps bu ñu am ñu ngi nekk di gëstu ñu ngi nekk di daw ci musique ñu ngi nekk di lijjanti ci musique. donc c'est vraiment évident ñu def loolu noonu. ok Baye Mass ñu gis di milieu bi dafa saturé trop avec des jeunes pétris de talent macha allah est-ce que mën nañu xaar ci Baye Mass mu indi différence boo xamante ni bokkut ak li mu fi fekk. mais pour dire vrai gis nañ différence bu baax a baax parce que ku déglu musique Mass déglu ñi mu bokkal jamono xam ne am na benn différence je dirais pas que ni
maa leen daax a way mais xam nañ ne li ñuy def daaxuñ ma ko en quelque sorte te ñoom si fi ñu nekk di ko def dinaa fa ñëw incha allah na ko Sénégal ay xaar muy ambiance te on peut dire que ni Sénégal il prône un peu pour ne pas je m'excuse du terme il prône la médiocrité en quelque sorte parce que je pense li nga xam ne mooy ambiance kese lañ nekk di déglu te musique du ambiance musique dafa laaj ki lay déglu moom nga fekk ko ci monde bi mu nekk nga convaincre ko te loolu noonu mënoo ko def à travers loo xam ne dafa yëngu de trop donte mën nañ ñu xaar ci côté boobu noonu facette boobu parce que ñu ngi fay waaj di ñëw mais loolu je pense man ci monde de musique quoi. mag ñi dañ lay déglu xale yi di la déglu par rapport ak d'autres races am na ñoo xamante ni seen public bopp lañ am par exemple jeunes yi rek ñoo leen déglu est-ce que Baye Mass tey pare na pour delloowaat musique fa mu nekkoon démb suñu papa yeeg suñu yaay di ko déglu nicement. waaw li nga wax ni juste dafay confirmer li nga xam ne mooy sa question précédente mooy que ni Baye Mass am na benn différence mooy mag ñi sax ñoo ëpp lu ñu koy déglu que jeunes yi moom public mag ñi d'abord la convaincre ba pare avant jeunes yi di ko déglu mais pour li nga wax aussi ci yee li nga xam ne mooy musique gu démb ñoo ngi ci lañ nekk nii par rapport ak son bi nga xam ne moom la ñuy waajal nii pour génn ko ku ko déglu tu as l'impression que ni yaa ngay année 90 bi Sénégal di musique 90 wala 86 da nga naan yaa ngi année yooyu noonu alors que ni am nga juste lu ñu liggéey la boole ko ba indi ko nii mais tamit indi nañ ci li nga xam ne moom moo xew jamono jii nii muy ambiance muy tëgg muy fecc muy et tout pour en quelque sorte boole waale li nga xam ne mooy musique bi Sénégalais yi bëgg bi jeunes yi bëgg. Baye Mass su ma la déggee sànq ba léegi yaa ngi insister ci ambiance bi Baye Mass dafa am lu mu denc loo xamante ni peut-être Sénégalais xamuñu ko woon ci moom wala lan la. waaw loolu la en quelque sorte parce que son bi ñu nekk di génnee nii bi ñuy liggéey nii. am na facette boobu noonu mun naa ne am na facette ambiance bi mais par exemple dafa am ñoo xam ne dañuy laaj ne Mass est-ce que yow mun nga def li gars di def comme tëgg lii je pense loolu sax la Mass gën a mëne que wayu dal mais xam nga boo ñëwee rek génnee lépp li nga am après nit ñi dootuñ am ñoom lu ñu déglu ci yow moo tax ñu génnee ci dal ba pare way ci li nga xam ne nii mooy way ci suuf mag ñi dégguñu ba pare après ñu door a fekk si ñi nga xam ne ñooy jeunes yi mais aussi pour dire que ni jeunes yi nga xam ne xam nañ musique ay mélomanes lañ ñoom loo leen mënti jox si musique jamono bii nii sax la ñuy gën a bëgg que li nga xam ne mooy ambiance. Baye Mass musique bi lu mu doon la ci ay waajuram Baye Mass musique bi lu mu jàng la wala don bu yàlla def ci moom. waaw musique jàng ko Mass jàngul musique benn côté don la lu ko yàlla may la mais ci côté yaayam muy séeréer yi ma leen di nuyu de passage. ku ne séeréer ne wayu cosaana donc sama côté yaay ci samay côté maam yu jigéen dañuy way mais wayu cosaan la ñuy way donc deret ji mun naa ne mu ngi ci ba pare ma nekk aussi xale nekk ak mère ci kër di liggéey ak mère amul woon dama yeexam rakk bu jigéen donc maa doonoon en quelque sorte sama doomu yaay bu jigéen nekk doomam bu góor di ko liggéeyal et tout donc ku ne sama yaay bu yuuxoo fii ma yuuxu fii bu ma yuuxoo fii mu yuuxu fee donc ci la dem ba musique bi nekk ci man ci yow Baye Mass bi nga décidé pour way lan moo la motiver. bon li ma motiver bokk na ci d'abord nekk ndaw di am ay affaires yoo xam ne dama koy bëgg te dama ko mun a am pas dama koy bëgg pour man parce que dama teel a nekk koo xam ne daf may déranger sax ma toog kenn ku ma jege di laaj dara loo xam ne man mënu ma ko faj donc à travers cela dama doon bëgg à travers musique ma génnee loolu noonu nga xam ne metti na ma nekk xale kenn di soxla dara ci say parents mënu ko am et tout donc mu doon benn affaire bu metti au début maintenant à travers la musique kese laa mënoon wala moom rek laa amoon pour génnee loolu noonu nga xam ne mi ngi sama biir xol ma nekk ci depuis xale di ci fontu di bindantu di fontu di tëju di wayantu pour jooy loolu noonu ba mu dem ba lépp loo xam ne nii da nga koy fooye dafay dem ba day nekk dëgg. waaw kon mën nañu loolu mooy source de motivation bi voilà Baye Mass ñu gis ne milieu bi dafa xaw a doy waar Baye Mass xale nga te en plus yàlla suñu borom mi ngi lay dimbali tey yan difficulté ngay jànkoonteel parce que c'est pas donné à n'importe qui waxoy ñu bëgg ñëw biir Dakar pour def ay concert est-ce que Baye Mass côté financier yaa ngi sant yàlla foofu. bon ak nu mu mënti demee ñun ñoo ngi sant ak nu mu mënti demee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que gënoon na metti donte metti na ba tey gënoon na metti parce que da nga doon déplacé wu di ko ñàkkante xam nga et tout maintenant bu ñu demee ba tey déplacement yi di xaw a yomb et tout ñu ngi sant yàlla bu baax mais dafa metti parce que pour nga def benn son da ngay dugg de gauche à droite pour nga def benn vidéo da ngay lijjanti de gauche à droite donc yombul même si que am na ay nit yoo xam ne ñoo ngi fi
pour jàppale Mass kese. pour lu Mass bëgg kese ñu def ko. mais ku ne li duuf si nag bi yëpp. xajul ci cin li ah. am na ñoo xam ne ni peut-être bëgg nañu jàppale te jotewuñ ci ñun. am na ñoo xam ne ni peut-être bëgguñu jàppale xaw ma. mais en tout cas benn côté bi dafa metti trop pour décrocher yenn moyens pour def yenn vidéo yi. pour def te xam nga. am na foo xam ne boo fa xasee ba toll mënatoo def yenn vidéo yi il faut le dire donc dafa metti benn côté bi mais métti boobu noonu ñun dañ koy jël transformer ko en bonheur mu doon suñu source de motivation. mbokk internet yi ñu seetaan yéen ngi seen biir émission def ci code émission bi nga xamante ni nee naa la dañuy seeti ndaanaan ak fu mu mënti nekk jëli ko tey nag Baye Mass nekk xale boo xamante ni Sénégal yi ñoo ko namm Sénégal yi ñoo ko bëgg macha allah mu doon koo xamante ni dafa xew Baye Mass le social. waaw mais nit ku nekk ak jullit bu nekk yaakaar naa ci li la yàlla may muy astuut war nga ko bokk ak nit yi te dès l'instant ñu ne ñun ay nit lañ donc on est en société on doit vivre comme des personnes yoo xam ne on est social social nag xaaroo pour am dara pour def ko boo yoree téeméer je pense war nga ko war a mën a bokk ak ñi nga xam ne ñoo ko soxla dëgg la loolu kese la comme ni ay nit di yoree seen alal di ko bokk ak man donc man su ma yoree lu ndaw noonu laa ko war a mën a bokkee ak nit yi Baye Mass xaritu xale yëpp la mun nañ ko wax Baye Mass xaritu ñëpp la mun nañ ko wax parce que foo ko fekk des fois sax damay toog fenn di mbalak ba dañuy jékki ne ma yow da nga raté sa vocation da nga waroon dem defi comédie te loolu sax si social la bokk parce que am na ñoo xam ne dañuy génn du ñu nekk nga ñëw fexe ba ñu ree ba pare nga fajal leen benn affaire bi donc loolu noonu et tout yëfu jullit la quoi yëfu jullit la. Baye Mass sa relation ak yenn artistes yi nga xamante ni peut-être ñoo nekk ci kaw ak ñi nga xamante ni yéen a bokk génération. bon pour ñenn ñi samay xarit lañ pour ñenn ñi samay grand lañ. parce que pour citer ci benn exemple bu ndaw bi ma defee cover Dip. muy cover dama ko xaar bi. daf ko apprécier. invité ma ci concert am. ma joué ak moom live. pour benn début. c'est pas évident. ak ñeneen bari na fi ñoo xam ne mën naa leen lim su ma limee damay jum samay xarit lañ. dañuy déggante muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi. aussi su ma amee dara lu ma soxla ci kii man xeebuma kenn. ma xool kenn ciblé ko woo ko ñu waxtaan ci après ñu jaar ci leneen donc mën naa ne ñu ci bari samay xarit lañ. est-ce que mën nañ xaar question boo xamante ni à chaque instant man damay am envie de la ko poser est-ce que mën nañ xaar Baye Mass ak ndaanaan yi nga xamante ni ñoo nekk fii biir Sénégal ou bien même à l'étranger ci featuring. waaw nañ ko xaar ñu ngi nekk di ko liggéey. ñu ngi nekk di liggéey ak ay ndaanaan ci musique bi. ñu ngi nekk di liggéey ak ñoo xam ne nii franchement def nañ dara ci musique sénégalaise. donc ñu ngi nekk di liggéey ak ñoom lépp lu ci jot pour ñu génnee ko. yéen personnellement SDE da ngeen di nekk suñu ñoo xam ne da ngeen ñuy dooleel. noonu lay demee incha allah lépp loo xam ne jot na pour mu génne rek. dinañ ko génne mais loolu na ko gaa xaar bu baax a baax. kon sénégalais yi léegi ñu am loo xamante ni dañ ko war a seetaan loo xamante ni dañ ci def ay dox jéego yoo xamante ni macha allah. peut-être tey dañ naan Baye Mass moo nekk première invité seen émission def ci code mu doon loo xamante ni Sénégal yi bu ngeen ko seetaanee di ngeen xamante ni Baye Mass foluwul te waa Thiaré dañ koo yónni yàkkamti ko waaye nag job boobu yëpp nag je remercie un grand monsieur boo xamante ni moom moo tax affaire yi sotti parce que bu doon moom dina xaw a ñaaw lool waaye nee na ma Abdou Salim ma ne ko naam mu ni ma tur bi bu ko wax garaawul amul ragal c'est un homme bi nga xamante ni dama ko respecté macha allah parce que il fait un travail bu nga xamante ni yombul nit di ko def ci koo xamante ni peut-être rakkam la Baye Mass ndes tuuti sama sister sama xarit xale boo xamante ni tarkal bu sañsee mu rafet bu waxee mu neex sister Kayta la ñuy dalal pour mu wax ñu lan la ñu utaloon ci Baye Mass. La sister ñu ngi lay ziar. Dello ziar, salaamaaleykum chers amis internautes de la SDTV. Je suis ravie d'être là avec mon confrère A2S. Baye Mass maa ngi lay nuyu. waaw sister maa ngi lay fay di la dalal bu baax a baax di leen jaajëfal encore une fois ci seen invitation. gis nañu ci milieu artiste ñu bëri dañuy liggéey dans l'ombre y compris la famille et les fans. dinañ leen bàyyi nañ leen seetaan vidéo boobu noonu après ñu dellu ci waat ci plateau bi merci beaucoup.
Salam alaikum, je m'appelle Mam Kewe, je suis présentatrice chroniqueuse à la 2STV, précisément dans l'émission Les Grandes Sœurs. Alors, je suis la grande sœur à Baye Mass, comme nous connaissons, parce que Mass, on a débuté ensemble ci carrière bi muy commencé ci la ñu xamante ba léegi nag ñu nekk ñaari nit yoo xam ne dañoo jege macha allah. Mass nag yàlla daf ñu dimbali mu nekk koo xam ne dafay dégloo nekk koo xam ne aussi dëgërul bopp nekk aussi xale boo xam ne xam na lu mu bëgg te aussi xam na fu mu jóge. Gosse la boo xam ne il est très bien éduqué macha allah comme ni ngeen ko déggee tout le temps moo koy wax dafay am na wéy boo xam ne xam naa sénégalais yi leen ñu découvrir ko Mass tout le temps dafay wax ci yaayam donc daf koy sóoraale daf koy bàyyi xel. man de fi ma ne yoraguma dara te doomu aadama yi. di ma defal ma lii mu ne ko Mass mu ne ma ne ko santal yàlla bu baax bi nga xamee ne doomu aadama yi ñi ngi am yaakaar ci yow na nga fexe ba yaakaar bu nit am ci yow même boo yorul bul tas yaakaaram xale la mais xel mu rafet la am dërëm bu mu for indi yow jox ma mu ne ma yaay ma ne ko mu ne ma yow yaa tax may sonn lii may def nii yow kese yaa tax may sonn. dama jàppee la musique comme le sport waaw le sport dafay tàggat yaram la musique dafay tàggat leneen ci biir nit loo xam ne mu ngi ci capacité doomu aadama la loolu nag si la musique console les gens bu ko yàlla tànnee moom mu doon ci génération ñi nga xam ne moo war a consoler parce que léegi laa ko dégg boo wax ak maam maa ngi dégg maam di ko laaj maa ngi dégg lu ñuy waxtaan ci affaire chanson amour yi man maam façon chanson yi man mbëggeel yi gaaw dee du ma ko way de man buy dund laay way mais maa ngi koy dégg man xam naa ne kon nag man wax na ko ma dégg est-ce que nag da ci démarche am dina trahir sa conscience loolu nag moo tax du ma ko ci mën a wax dara parce que nag nit ñi yàlla mooy denc yëfam ci fu ko neex su dencee ci moom mu mën a consoler une grande partie de l'humanité loolu cëram la musique man na ma bañ a neex c'est parce que du sama génération parce que musique bi ma tàmb ak moom bi mu tàmb maintenant bokkul looloo tax ñi mu doon seen sens nag dama lay bàyyi moom mu doon seen sens parce que lorsque Youssou Ndour nekkoon seen sens ñun papaam da ko doon tere mais nag bii fi papaam parce que peut-être Youssou Ndour n'est pas le chanteur de son père loolu tamit Baye Mass mën na bañ a doon sama chanteur loolu la tax mot de la fin mooy ñi mel ni moom ak ñi bëgg mel ni moom bu ñu rëcc parce que am sa don mi ngi mel ni tey jii comme caméra bi su ko caméra man taalu manipulé ko du doon dara waaw loolu nag moom laay wax ne ku nekkul ci ay loxo yu wér tu vas dériver te loolu moo tax ma ne au départ ma óolu ñi ko yore parce que derrière chaque personne war naa am benn staff bu lay guider. waaw mbokk yi ñoo ko gisandoo yaram ndaw na Baye Mass après avoir regardé ses réactions surtout celle de ta maman yan jàngat ñu ci jëlee. waaw kontaan naa. ñu fàttali que ba léegi yéen seen biir émission def ci code lii mënut a woon a ñàkk parce que job la bu nga xamante ni yaakaar naa équipe bi mu ci àndal duñu xar seen tànk tubéy night and day te ci liggéey parce que duñu bëgg sénégalais xam artistes yi seen papa yi ak seen yaay yi lan la ñuy dund ak ñi nga xamante ni peut-être ñoo nekk seen ginnaaw parce que c'est pas donné à n'importe qui 14 du région Sénégal yëpp Baye Mass am na fans club te fans club bu ci nekk lu mu gàtt am nga plus de 100 membres mu doon loo xamante ni peut-être dañoo jege ay mbokkam ñoo xamante ni peut-être staff bi lañ nekk ñoom ñu jox ñooy information kon Baye Mass jooy yi ngay jooyu guerrier la jooyu jàmbaar parce que nit dëgg moom la ñuy wax ci moom lu baax moom la ñuy yedd moo xamante ni muy tuur ay xewal donc Baye Mass après avoir seetaan les vidéos nga gis sa réaction wu Mame Kewe ma koy nuyu de passage sa réaction wu papa sa réaction wu yaay ban njàngat nga am ci li nga xamante ni peut-être moom la say waajur yi wax.
vidéo moom franchement bett na ma quoi bett na ma trop mais quand même sant yàlla en tout cas sant. waaw ci sant yàlla boobu ñu taxaw parce que ku ni sant yàlla Baye Mass boo dégloo réaction yi dafa mel ni da nga am histoire boo xamante ni peut-être da nga ko dund ak sa yaay parce que man for naa ci yu béy ñu ni ma yow ak sa yaay da ngeen am benn complicité bu nga xamante ni tarkal la dafa yéeme moom mu wax ma ci làmmiñam ni ma Baye Mass bu génnee dem concert tant que Baye Mass yi bisiwul du ma tëdd nelaw sama kurus laa yor sama sijaara di julli di sàbbal yàlla pour Baye Mass yàlla indiwaat ko ci jàmm Baye Mass tey en fait sa diggante ak sa yaay. waaw comme li mu wax ci vidéo bi rek sama xarit la ku ma jege la franchement juste vidéo bi moo ma bett aussi xaaral moon ci moom mu may gërëm à cet âge. ñu gis ni Sénégal bu fekkee da nga nekk ndaw bëgg a dem il faut que nga am ñoo xamante ni peut-être ñoo nekk sa ginnaaw maanaam les maisons de production Baye Mass tey ci ban label la nekk. waaw Mass mu ngi nekk di liggéey ak benn studio bu ñu naan waa Néegu Rap. mu ngi nekk di liggéey ak ñoom instant bii nii ñoo defar sant yàlla. ñoo ko introduire ci waaw ba gars yi jot ci film bi ñoo defar son bi nii waaj a génne nii sound bi nga xam ne moom lañ bëgg a génnee nii. donc mu ngi liggéey ak waa Néegu Rap. mais aussi tijji na ay portam pour ñëpp ñoo xam ne nii képp koo xam ne nii label de production nga wala boog pare nga pour jàppale ko ci côté musique am. que ça soit muy enregistrement que ça soit muy leneen ak leneen. tijji na ay portam pour képp ku ko bëgg a jàppale. ok Baye Mass ci côté label boobu noonu ñu jekki gis Baye Mass ci benn série macha allah générique bi di taw son bi am punch sénégalais yëpp bëgg ko mu tarkal la Baye Mass loolu nu mu demee parce que sénégalais yu bari après bi nga defee clip bi ci lañ door a xam ni carrément Baye Mass moo def son boobu link bi nan la demee ba marché yi taxaw genre yu mel noonu. waaw link bi ni mu demee mooy dañuy liggéey ak waa Néegu Rap. ñu ñëw prise son bi. première version bi sax nekkul woon sant yàlla. mais sant Bamba la woon. parce que dañ ko def ci période màggal bi. bi ñu génnewee son bi après proposé ñu peut-être que ni ñoom dañ fa ñëw déglu ko man expliqué wuñ ma clairement nu mu demee. mais après ci lañ ñu contacter pour ñu dire que ni waa série Golden ñoom dañu feel sound bi mais à condition bu fekkee mun nañ xoolaat sound bi defaraat ko et tout. après du coup ci guddi bi je pense ci laa dégluwaat son bi. changer texte yi ci guddi bi noonu. après ci semaine bi ci lañ ko prise mu doon version sant yàlla bi. après ci la ko waa Néegu Rap donc à travers Néegu Rap. ci lañ dugal sound bi ci li nga xam ne mooy film Golden. ok Baye Mass ku ne Baye Mass xam ni papaam imam la te koñ bi mu nekk dañ ko fa jox cër respecté ko loolu parce que bi ma fa ñëwee gis naa ni ñu doon ñëwee Baye Mass tey est-ce que tey musique mënu la yóbbu fu nga xamante ni tey dañuy dem ba gis la ngay tourner ay clip yoo xamante ni da ngay dem ba teggi valeurs yi nga xamante ni peut-être moom la Baye Mass am maanaam les valeurs de l'islam. non pour dire vrai tamit pour dire benn chose. Mass dafa judd ci famille boo xam ne famille religieuse la. donc tout ce qui est l'islam. tout ce qui est loo xam ne ni ay valeurs la islamique Mass dañ ko ci yar. te Mass daf ciy continuer nekk bu soobee suñu borom. comme li nga wax sànq papam dafa nekk koo xam ne oustaz la. ku nit yi déglu la. donc Mass ci lancé boobu noonu la nekk. koo xam ne nii ku fonk li nga xam ne nii mooy l'islam la ku ci nekk la te bu ñu xaar Mass ci beneen affaire wala lépp loo xam ne nii dafa nekk contre loolu noonu Mass di ci ñëw peut-être nag dañu nekk ci benn domaine boo xam ne dafa yomb trop pour ñu dugal la foo xam ne nii xam nga nekkoo fa et tout wala pour ñu lay xoole fenn foo xam ne nekkoo fa mais je pense bien que ni am nañ benn base boo xam ne am nañ benn source boo xam ne solide na de telle sorte que ni que fëxuñu comme ni ñu koy waxee dara loo xam ne ni mënul jóge fenn di ñu jële ci li ñu nekk. succès bi noo koy dundee à l'école parce que on m'a dit que ni en classe Baye Mass day mel ni koo xamante ni mosul feeñ télé day mel ni koo xamante ni mosul tiim ay caméra parce que une fois à l'école ci classe am day concentré ci nga xamante ni mooy études yi te succès bi yóbbu ko Baye Mass tey étant jeune tey noonu nga ni feeñ naa télé lu jëntuwuma kenn. damay def dund comme ni ko jeunes yi di dundee parce que gis nañ fi ñoo xamante ni une fois ñu feeñ télé 2 fois c'est fini ñoom jàpp nañ ay star lañ tey Baye Mass succès bi noo koy gérer ba yóbbu la fenn bi.
waaw d'abord succès man gisuma ko gisaguma succès quoi. gisaguma benn succès ci Mass. te aussi bu ma yaakaar naa bu ma ñëwoon di jaay nit yi dara. ñoom ñooñu may jaay dara di leen jaay rew ne wala di leen jaay succès. après su ma génnewee dara ñoom laay ñaan pour ñu déglu ko. donc loo yëg dafay yàgg rek mais di nga wàccuwaat parce que nit yi di nga leen soxla. à l'école je peux dire que ni à l'école ay élèves lañ. donc bu nga xamante ne nii dugg nañ suñu kër. war a sol suñu uniforme jël suñu sac pour dem école. dañuy dindi tout ce qui est artiste ñu bàyyi ko fa. donte bu ñu demee des fois du ñàkk xam nga ñoo xam ne nii dinañ ñëw pour dugg ak yow ci li nga xam ne mooy artiste. xam nga loolu mënu ci ñàkk. mais dañ ciy def flashback génnaat. à l'école on est des élèves dañuy comporter comme ay élèves. te élèves yi aussi ku ne élève xam ne foofu dafa doon benn domaine boo xam ne dafa jaxasoo. dafa multiple lu nekk dafay daje. donc koo fay jaay réew ne am na ku la fa gën a réew. koo fay jaay dara am na ko fa donc voilà am na ku la fa pële. noonu la fa demee donc bu ñu nekkee école ñun comme ni may wax toujours dañuy des fois dañuy décompresser nit ñi ba on nous dit que ni yow da nga raté sa vocation da nga waroon dem defi comédie quoi. tellement que bëgguñu sax benn nit di gis ne dafa am benn affaire bu ñuy wane. wala benn affaire bu ñuy kii di ñaan yàlla aussi mu teg ñu continuer ñu si lancé boobu. loolu la leen ñaanal yàlla Baye Mass est-ce que mën nañ xaar d'ici peu nga def album yaa ngi ci tànk yooyu wala peut-être Baye Mass dafa bëgg di ramper ndànk ñu koy gis ci yëfu boppam loo xamante ni moo ko mal boppam parce que Sénégal dafa am loo xamante ni peut-être ñun loolu lañ xam tey par exemple mën nga fi indi lu neex mais tant que indi woo sa yëfu bopp sa touche personnelle nit ñi dañ naan peut-être kii est-ce que talent bi ñuy wax ci moom mi ngi ci. Baye Mass lan ngay dénk Sénégalais yi ak lan nga leen di wax ci li nga xamante ni mooy loolu. waaw je pense lu jot yomb lu jot rek dafay daal di yomb pour ce qui est album wala pour ce qui est mun naa ne sax mun naa ne Baye Mass mu ngi xalaat génn def ay album international à son âge parce que ay son yu ko def mi ngi fi musique bu ko def mi ngi fi talent bu ko def mi ngi fi mais dañu naan lu jot dafay yomb instant bi par exemple bu ma bëggoon ne damay génne album international amul benn chance donte son yi mi ngi fi amul benn chance parce que bu génnee man li ma ci bëgg wala boog li ci gars yi di am man mënu ma ko ci am à mon âge damay jàng ba tey am na aussi yenn kii yoo xam ne sorties yoo xam ne wala yenn affaires yoo xam ne su ma ko defee mën na ma yàqal sama jàng parce que bari na ay artistes yoo xam ne dañuy bëgg a cumuler li nga xam ne mooy musique et étude mais tellement seen succès mooy bari ba après dañuy bëgg a bàyyi dootuñu mën a yeggali études yi quoi te dañ koy bëgg a yeggali donc puisque damay jàng instant bi damay essayer soox ba ci kanam ak demee ba pare jàng nag na gars yi xaar lépp loo xam ne nii artistes yi ci kaw ñu ngi koy def. mën nañ xaar Baye Mass ci tournée 14 régions Sénégal yëpp parce que vu que ni fan club bi ñu ngi ci 14 régions yëpp mën nañ xaar tournée fan si loolu leen ñu wax ci loolu. waaw loolu gars yi ñu ngi koy xaar gars yi ñu ngi nekk di ci liggéey pour wër li nga xam ne mooy région yi juste après bac bi juste après examen yi dinañ wër région yi fekk ci li nga xam ne ni mooy fans club yi comme li nga wax ma leen di jaajëfal aussi de passage bu baax a baax fans club yi nekk ci région yëpp di leen bëgge bu baax am na si fans club yoo xam ne sax duggaguma fa waxtaan ak ñoom bu baax mais ñoom sax ñoo gën a actif yeneen fans club yi donc di leen jaajëfal de passage di leen wax aussi que nañu xaar loolu ñu ngi waajal wër ci li nga xam ne nii mooy région yi lépp loo xam ne nii jot na rek pour ñu jàllale ko insha allahu rabbi dinañ ko Baye Mass lan ngay tàggatoo Sénégalais yi ak le mot de la fin. bon tàggatoo bi mooy di leen jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne nii yaa ngi déglu Mass parce que yombul gars yi saxaluma leen defaluma leen dara képp koo xam ne yaa ngi déglu Mass à travers réseaux sociaux yi à travers lépp loo xam ne nii yow yaa ngi ciy jaare pour wax ak Mass parce que am na ñoo xam ne boo leen jotee dañ la naan non frère bi ma la messager ak léegi def na 4 mois wala def na 3 mois ba tey mais jaral na ma ko et tout ce genre de message donc genre de texte yooyu noonu di leen jaajëfal si genre occasion yi rek lañ am pour profiter wax leen que ni ñoo ngi gis seeni message mais mënuñ tontu lépp mais suñu xol ak suñu xel mu ngi ci yéen ñëpp di leen jaajëfal bu wér a wér di jaajëfal équipe bi aussi di kontaan trop ci émission bi je pense musuma def émission bu mel nii musuma ko def kontaan naa ci trop franchement di ñaan yàlla aussi li nga xam ne nii mooy SD ak li nga xam ne nii mooy émission bi yàlla yóbbu ko ci kaw fii émission yu mag yi nekk ba ñu koy dégg au devant du world ñëpp di ko dégg yàlla mun na ko yàlla def kontaan naa trop pour fàttali ba tey
moom mooy premier invité suñu émission def ci code nee naa leen xaar leen ñu ngi ñëw dal seen kaw ngeen préparé ko nag parce que gis ngeen li Baye Mass dund incha allahu rabbi lu raw loolu di ngeen ko dund waaye dama ci wet benn yoon tey dama def ndaanaan waaye sow def classe nee naa la Bab ci Shop moo fi jaar moom moo fi jaar fii nga xamante ni fii la ma génnee ci habillement ne ma Abdou Sall dama bëgg lu nit ñi di baax di sol nga koy sol waaw nee naa la contacté ko numéro téléphone baa ngi noonu 77 976 54 35 nee naa la boo ko woowee rek xeetu baax yooyu lay def waaye dama ci wet benn yoon encore une fois Sabador Couture nee naa la fii ci suñu réew Sénégal des jeunes yi nga xamante ni macha allah yàlla suñu borom da leen dimbali demuñu rob ñu ngi fii Sénégal toog plus précisément fi nga xamante ni moo di Mamel nee naa la boo bëggee jokk ak moom da ngay def 77 929 71 50 jëlal tamit beneen numéro téléphone bi 77 209 70 78. waaw nee naa la lépp lay jaay. pour rejoindre Sabador parce que Mass li mu sol instant bii nii ba ci dàll. Sabador Couture la Mor Jong ma koy jaajëfal de passage. mu moo ba këram jël yëre bu rafet bii nii. def si mbuus. jël dàll yi def ci mbuus ne ma Mass am lii maa la ko jàppale. donc di ko jaajëfal bu wér a wér di ñaan yàlla mu jëm ci kanam. kon on peut dire ni Sabador Couture mooy fi nga xamante ni foofu la ndaanaan di sañsee. waaw mais noonu la demee. yaakaar naa instant bii nii moom ku ñëwul Sabador. xaw ma di nga sañse ou pas mais dina des. non dañoo poñe sañse sax. voilà maa ngi gis xeetu baax yi ñuy def. gaa poñe sañse voilà il faut. et voilà sans plus tarder voilà qui me fait en cette édition di leen nuyuwaat bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen doon safoo la chaîne SDTV waaye nag sama Air Force yi ki ma solal dama koy tudd waaye Général Sow ndaanaan la. nee naa la jëlal numéro téléphone am nga contacté ko 304 52 42 Général Shop tey de nee naa la su ma génn 8 personnes dama solal Baye Mass naa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf frère ak sa frère. merci beaucoup dëgg naa la kontaan naa jaajëf.